mbokk yi safooti ànd ak ñun ci ITV yegg si leen ak jàmm ci seen émission Total Local seen bloc d'information bi xam ne ay bés yu ne incha allah dañuy waxtaanee lu jëm ci jongante gox-goxaat yi war a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2022 tey jii leen nag dañuy dellu ci bët Saalum réew mi fële ca Ziguinchor dellu ci ab gox boo xam ne mooy Goudomp ki ko wax xalaat mairie ba waaye tamit xalaat xëccoo ga fa nar a am ci diggante kenn ci ñoom xam ne nguur gi moo ko jiital mouvance présidentielle bi ti Souleymane Ndiaye ak itam ñi nekk ci kujje gi ak ñeneen ñoo xam ne su fekkee dañuy dem ci seen liste parallèle nan la ñu war a mën a def ba gox ba gis boppam ci élection yooyee yan programme lañ leen war a andil ngir Goudomp nekk ab dëkk boo xam ne day jëm ci yoonub émergence ni ko président waxee pour Sénégal yëpp ak itam mbirub Ziguinchor xam nañ ko ren xëccoo bi dana xaw lu xaw a tar ci boor boobee nguur gi bëgg a gën a téewaat gox boobee loolu yëpp nekk ay poñ yoo xam ne dañu am mbégte dalal ci plateau bi waxtaan ci ak moom Souleymane Ndiaye nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nekk itam candidat bu mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar fële ca Goudomp Souleymane ñu nuyu la dalal ak jàmm bàyyi nga nuyu waa Sénégal waaye itam nuyu waa Goudomp ak waa Ziguinchor. waaw jërëjëf Asana ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu waa commune de Goudomp di nuyu waa département de Goudomp di nuyu également waa Ziguinchor waaye nag leeral bu mu bëgg a indi mooy que Goudomp si région de Sédhiou la bokk si région de Sédhiou la bokk waaw d'accord leeral bi am na ci solo ndax yenn saa yi ñun journalistes yi suñu sama genre yenn saa yi dañuy jaawale mbir yi ba léegi Souleymane lu jëm ci élection yi mbir yi taxaw na fi mu toll nii ku nekk a ngi wax yoon ba mu nar a jël ngir mën a yegg ci xëccoo bi ku jegi am taxawaay gu mu amee ci seen góor boobee ndax faut le rappeler ñu bëri ñoo ngi wax ne dañ fay dem si ndax zone sud bi am na enjeu boo xam ne war na cee am ren jile waaye nguur gi nu mu fay demee est-ce que union am na exact en tant que tel ci seen diggante yéen ñu fa nekk ak maire sortant ba fa ne muy Mame Vieux ak ñeneen ñi xam ne dañoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te ñoom xalaatoon demal seen bopp foofee ca Goudomp. waaw alhamdulilah Goudomp moom sant yàlla ñun yàlla dogal na le 4 septembre passé par assemblée générale si la coalition Benno Bokk Yaakaar defee ndaje ñu def ndaje ñu ne dañu tànn ku nga xam ne moom mooy jiite liste Benno Bokk Yaakaar mu amoon 2 postulants muy man mii di Souleymane Ndiaye ak le maire sortant muy Mame Vieux Cissé. Je rappelle également que le maire qui a été élu par la population kooku dafa décédé kooku mooy Abdoulaye Bosco Sadio donc maire bi adjoint la woon moo ko maire remplaçant la su ma ko mënee way noonu mu bokk parti bu ñuy wax URD yàlla dogal si 10 partis politiques ak mouvement yu nekk biir commune Goudomp juróom-ñeenti yëpp ne ñoom sama candidature si loolu la ñu ànd depuis 4 septembre la mu doon lu leer nañ xam nga juróom-ñeent si benn moom rek àndul ak man yaakaar naa ne loolu waxuma ni unanimité la mais am neen consensus fort parce que yàlla sax subhaanahu wa taala ñëpp ànduñoo ak moom donc loolu moom waaye loolu fu mu am Sénégal bëriwul si fukki entité juróom-ñeenti yëpp ne yoo leen àndal donc loolu ñun dañ koy sant yàlla parce que newul ne ñun ñoo gën si juróom-ñeent yi newul ne peut-être ñoo ëpp xam-xam newul ne ñoo ëpp juddu mais du leen mais dañoo am yaakaar si ñun am yaakaar bu nga xam ne ëllëg ñun suñ jëlee commune bi su soobee yàlla dina changer parce que buñ xamee Goudomp ba tey wax dëgg yàlla Goudomp turam yegg na fu nga xam ne méngoowul ak melokaanam yow su ma la yóbbu woon Goudomp jamono ji en tant que capitale départementale soo demee dafa fekk dara
parce que loolu nekk na poñ boo xam ne war nañ ci taxaw la xëccoo bi am seen diggante waa Malanvieux moom d'accordul ci yéen moom day damay boppam wala déet li am solo mooy Goudomp en tant que tel ni nga ko waxee turam fu nekk lañ koy dégg soo ñu waxee Goudomp nga yaakaar ne c'est une grande ville boo xam ne tout est là mais dafa mel ne Goudomp turam da ko jiitu waaye li jëm ci infrastructure li jëm ci développement li waa Goudomp soxla newul ci biir dëkk ba. waaw loolu laay développé noonu. maanaam Vieux Cissé xëccoo doxoon suñu diggante. ñun ñëpp ay doomu Goudomp leen jamono ji waxuma la les 9 entités mais population Goudomp ñoom ci seen bopp ci seen écrasante majorité ñoom ñoo soxla changement. parce que yow fekkee ne yow maire remplaçant nga maanaam damay joxe misaal ci joueur yow suñ la dugalee nga doon remplaçant suñ la joxee bal yow puso paaso suñ la joxee penalty soo dóoree du dugg mais kooku yaakaar naa ne waruloon sax bokk ci xëccoo bi su ma doon moom day ñëw ne ma Souleymane wax dëgg yàlla ñëwal ñun ñëpp comme Goudomp moo ñu tax a jóg ñu continuer ñu liggéey ensemble. mais commencé na ubbi ay buntu bam ndax bañ ko fa tegee am na ay partenariat yoo xam ne nee na moo ngi koy jëmal lijjanti li mel ne waa ARD na leen fa andi ak yéen yoo xam ne nee na bëgg na Goudomp am xar kanam gu yees kon nag mën nañ ko nangul ambition am. déet mais xam nga nit fekkee fal nen la ba nga desee lu mat juróom-benn 60 jours nga ñëw ne man jamono ji lii laa dara def te ñaari at toog nga defoo dara. yaakaar naa ne nit su la diggee su la joxee ndékki jox la añ su boobaa su leen naaj jox reer nga gëm mooy nit ku nga xam ne dig na la ndékki joxu la dig la añ jox la su la di nga reer yaakaar naa ne loolu soo ko fa naree xaar di nga xiif ba da ngay dee te yaakaar naa ne Goudomp mérité ne leneen lu dul loolu jamono ji jeunesse bi ñoo taxaw mag ñi ndaw ñi ñu ne ñu Souleymane yow la président de la république jiital si yow leen am kóolute si yow leen yaakaar pour nga génnee ñu si jafe-jafe ñu nekkee te incha allahu rabi le 23 janvier incha allah dineen gagné non seulement dineen gagné mais dineen gagné largement ñu fête ensemble dinaa ko woo mu ñëw mu bokk si fête bi parce que ñun ñëpp ay doomu Goudomp leen y a pas de possibilité ngeen déggoo laataa ngeen di yegg ci élection 23 juin janvier plutôt est-ce que ubbi ngeen si bunt pour waxtaan ngeen demandoo ci local yi ngeen ñaar ngeen doon benn wala fi mu toll ne mbir yi tëju na ku nekk yoon boppam lay jël. déedéet ñun duñ mës a tëj suñ bunt ñun moom képp kuy doomu Goudomp xeebuñ kenn képp ku nga xam ne vraiment pare nga pour développement Goudomp ñu ngi lay tàllal suñu loxo nga ñëw waaye quel que soit alpha ñun pare neen te incha allahu rabi dinañ gagné te dinañ gagné largement képp ku ñëw nag neen la ouvrir suñuy porte grandement nga ñëw ñu liggéey ensemble main dans la main pour le développement de Goudomp. ba fàttali leen ne kii di suñu gan tey ci seen plateau bloc d'information total local di Souleymane Ndiaye nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nekk itam tête de liste majoritaire fële ca Goudomp bu Benno Bokk Yaakaar mbokk yi léegi-léegi ñu seetaan tuuti publicité laata ñoo yegsi ci ñaareelu pàcc ci seen bloc d'information bi léegi-léegi suñu seetaanee publicité pare yegsi ci xibaaru marax itam àndi ci ak Baye Cheikh Sall tey jile. sant ko bu baax gërëm ko moom Baye Cheikh Sall ci xibaar yi xam ne moom la leen andiloon ci marax gi mbokk yi ñu dellu siwaat ci ñaareel ak mujjanteelu parti seen total local ni ma leen ko xamee ku ñuy dalal tey ci plateau bi di Souleymane Ndiaye nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nekk itam tête de liste bu Benno Bokk Yaakaar fële ca Goudomp ñu fàttali ko Souleymane yenn saa yi ndax dañuy yaakaar ne soo nekkee ci Benno Bokk Yaakaar rek nit ki peut-être amul parti wala da ngaa ñëw wuti si waaye yow da nga am sa parti politique bu bopp muy S2D muy synergie pour un développement durable yu naataange alors ci local yi foofee ca Goudomp sànq ñoo ngi koy wax mbirub xëccoo bi am sa diggante ak ville Malanvieux Cissé su fekkee ne sax nangu woon ne xëccoo la ndax juróom-ñeenti ànd nañoo ak yow population bi ànd nañoo ak yow waaye Malang itam peut-être am na son mot à dire
mais par rapport ak li waa Goudomp soxla en tant que tel parce que sooy wax Goudomp sànq yaa ngi koy joxe ci misaal de tur bi dafa mel na lu weesu li dëkk bi soxla en tant que tel dañuy wax émergence mais Goudomp dafa mel ne lu bëri soxla na ko lu bëri décenné ngir ñu mat ci émergence bi lu jëm ci mbir ay infrastructure déjà Goudomp mel ne dañ ko xaw a fàtte est-ce que yéen ñi nekk ay responsable politique te ngeen nekk itam ci réew mi ñu am kaddu yaa ngeen di def plaidoyer bi pour ña nekk ca gox ba ñuy mënti am ci infrastructure yoo xam ne képp koo xam ne di ngay yeewoo ci benn gox ci Sénégal am ni noonu nga ko amee. waaw jërëjëf loo wax dëgg la Goudomp tur bi yegg na day nga xam ne soo fa demee yaakaar naa ne leneen nga fay fekk looloo waral ñun mënoon leen def comme cadre yu yëpp mën leen toog ne du ñu def politique waaye ñun Goudomp moo ñu defal lépp Goudomp parce que nit soo amul lu may faral di wax bâtiment soo amul fondation bu baax rek du dëgër waa Goudomp aw ma seen fay ñoom ñooy sama fondation parce que enseignement primaire moom mooy fondation soo ko ratee rek d'habitude day jafe ba pare yar également parce que éducation du dem école rek waaye foo dëkk kër ba ak gox ba kër ga gox ga yooyu yëpp dafa am solo te Casamance nit ku la mag rek daanaka da lay yar te yar googu moo ñu topp ba tey di ñu koy sant yàlla moo tax ñun ñu ne dañoo am bor ñu koy wax dette morale bu nga xam ne dinañ ko fay population Goudomp te mënuñ dem gis Goudomp waa bu ne ñu jël xaalis jox la mënul ne lu mën a ne mooy lan ñu am un programme de développement local bu nga xam ne suñ ko déroulé dina permettre Goudomp waa yëpp gis ci seen bopp soo demee Goudomp jamono ji ndaw ñi amuñ xëy ñu si bëri am na ñu nga xam ne dañuy jàng ba am seeni diplôme waaye si lan la ñu rabattre mooy lan dem dawali ay moto Jakarta wala ñu bëri ñu ngi dem si géej gi wa ilaa ñu dem fori ay ndaamaraas di ko jaay wa ilaa ñu si bëri fii Dakar da ngay dajeeg ñoom ñu nekk doon ay gardien waxuma ne métier yooyu baaxul déedéet waxuma ko waaye ndaw yeneen dëkk yi lu ñu am lu ñu mérité yaakaar naa ne Goudomp waaye mérité neen lu ko raw waaye comme noo ko waxee lu dal Goudomp certainement mooy que ba tey nii amuñu jaraaf bu nga xam ne dina mën a nekk si kaw fu nga xam ne fa ñu séddalee mbir yi di fa comme si soose ñun soose nuñ koy waxee fuufuur la fu ñuy séddalee mbir yi nga xam am ku nga xam ne moo ko teewee su boobaa dina ne ah sëñ bi yaa jël fii maa jël fii man aussi ana waa bu waa Goudomp loolu dafa am importance. kon da nga bëgg wax ne yéen da ngeen gisul woon seen bopp ci doxinu nguur gi gouvernement bi politique de public yi dafa yegsiwul woon ci yéen wala politique décentralisation ak li ñuy wax déconcentration yi da ngeen cee jotul woon ci ni mu war a amee. déet waxuma loolu. waxuma loolu parce que nguur gi. lu mu def Goudomp dans le département de Goudomp de manière générale ak Casamance de manière générale bëri na. waaye doyul lu si mel ni Promoville bi Goudomp ba léegi amaguñ ko démb yàlla dogal na ñu ngi woon palais. waaye ndax dafa mel le ne ministre d'État directeur de cabinet. président de la République recevoir nañu man ak ay ndaw yu nga xam ne dañoo doxee Goudomp ñëw ba Dakar. doxee Goudomp ba Dakar pour jot ci projet boo xam ne nguur gi da koo teg pour ñëpp mën cee jot gox-goxaan yëpp mën cee jot c'est quand même si dafa mel ne dañoo désespéré wala. waaw mais yow mu ma yeggali. ñoom ñu dox ñàkk dox Promoville bi ñëpp la fi nekkal. te ñëpp dinañ si jot. même bu ñu demee démb loolu leen wax xalangu dañul suuf. Promoville bi en même temps dans les 557 collectivités territoriales du Sénégal mënuñ ko defandoo. dafa am lu ñuy wax planification si loolu leen nekk boo si Goudomp incha allah bi mi ngi ñëw te yàlla dina dogal mu tombeek ñun ñu nekk maire de Goudomp su boobaa à part loolu nit maire waroo bàyyi rek si nguur si subvention état
parce que nguur mënul def lépp. nguur lu ko war dafa bëri. moo war a santé publique. moo ko yor sécurité yor leneen. il faut que maire bi capable dem am ay partenaires yu nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale pour que ndaw ñi am xëy. mu def ay projets yu nga xam ne comme ñun ñu ko amee ci suñu programme de développement local. ñi ngi am programme bu nga xam ne programme agricole la projet bu nga xam ne dina mën a indi ci département bi lu toll ci juróom-benni téeméeri ndaw xëyu ndaw. loolu dafa am juróom-benn téeméeri ndaw yoo xam ne di ngeen leen wutal bërëbu liggéeyukaay. dineen liggéey ci projet boobu. su soobee yàlla loolu am neen ay partenaires ba pare. mais état bi. am na lu nga xam ne lu am importance yu nga xam ne def na ko. ak Goudomp. lu ci mel ni comme ñëpp ñu koy amee. lycée bu Goudomp centre de santé bi. def na ko 200 lampadaires yu nga xam ne maire bi jamono ji mu ngi koy ndamoo def ko programme am. def ko bilan te du bilan loolu c'est à travers l'agence nationale pour les énergies renouvelables. les 200 lampadaires am nañ ko bien vrai que man su ma doonoon maire jamono ji comme yeneen maires yi nu ñu demee waxtaan ba nga xam ne ci seeni dëkk dinañ am lu ëpp loolu moom peut-être cawarte googu la amul wala amul buntu yooyu 200 lampadaires à Goudomp dafa tuuti. am na 2 écoles élémentaires yu nga xam ne waa PADES bâtiment Sénégal service ainsi de suite am na yeneen yu nga xam ne c'est en cours de réalisation yu nga xam ne comme quai de pêche bi centre de formation technique bi maison de la femme caserne sapeur pompier ñu ngi koy réhabiliter ñu ngi koy defar ak centre de santé bi am na yu nga xam ne c'est à l'attente du si mel ni maison citoyenne de la jeunesse ENO bi mooy espace numérique ouvert brigade de gendarmerie parce que Goudomp léegi capitale départementale ak compagnie de gendarmerie bi ak voirie yi ci biir Goudomp am na yeneen également yu nga xam ne soxla neen ko mooy améliorer la mobilité urbaine. ak cadre de vie. améliorer l'éclairage. 200 lampadaires dafa tuuti. d'accord te ñun suñu ñëwee dina ñëw ci bi Ndiaye muy DG ANER muy suñu xarit incha allah. dinañ ko gis su soobee yàlla nga xam ne Goudomp dina am éclairage bu doy. ak yeneen mbirum sécurité. mais loolu yëpp. mbirum état bi mais lii nguur la. nguur a ko def lu ma la fi limal lii yëpp. nguur a ko def kon nguur am na lu mu nekk di liggéey. nguur am na lu mu ne di liggéey. fi mu toll nii ndax foofee ca Goudomp nekk ab zone boo xam ne enjeu am na ci ndax Casamance la en tant que tel ku wax Casamance wax mbiru politique fi mu toll nii am nen noo xam ne nit dañ koy xalaatee ñu jokkoo rek Souleymane ak suñu ndaw ñu teewal foofee ca bët sàllamu réew mi Assane Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci plateau bi yow moomee xam ne yaa ñu teewal ca bët sàllamu réew mi nga andil ñu tuuti ay leeral ci enjeu yi am ci par rapport ak local yi foofee ca Goudomp waaye itam ci région bu Sédhiou ak département bi. waaw Hassana maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Souleymane ki nga xamante ne moom nga nekk ci plateau bi comme ni nga ko waxee Souleymane ni nga ko waxee Goudomp ci région de Sédhiou la bokk mais ku wax Souleymane aussi wax Ziguinchor parce que samedi bi passé la fi jógee ci Ziguinchor def fi benn mobilisation bu rëy pour soutenir candidat ki nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar. muy Seydou Sané ak ki nga xamante ne mooy Bouma Sambou loolu ci samedi bi la ko amal wane ñëpp ne parce que moom moo jiite parti bi di S2D synergie pour un développement durable pour def lien bi rek diggante ki nga xamante ne mooy Souleymane Ndiaye ak Ziguinchor c'est vrai que ñu bëri ñu ngi doon xam rek candidat ci Ziguinchor mais finalement mu dem ci Goudomp loolu nag ñu bëri nañ président moo ko appelé à la rescousse pour mu dem Goudomp pour mu jàppale leen fa parce que ñu bëri ñu ngi ko doon réclamer foofu parce que ki nga xamante ne mooy maire actuel bi moom comme ni nga ko waxee maire remplaçant la Ziguinchor Goudomp kële la ñu faloon mu génn àddina kii remplacé ko te comme ni nga ko waxee mu ngi bokk ci parti bi nga xamante ne mooy URD bu mu fa demee tamit gis nañ ñu bëri coalition Benno Bokk Yaakaar Goudomp ak département bi yëpp presque ñoom ñoo booloo nekk ginnaawam mun nañ ne Souleymane fédérateur la ci biir Benno Bokk Yaakaar ci biir département bu Goudomp parce que bu amee activité muy ay Kawour muy ay Simbandi Balane maire yi nga xamante ne ñoo fa nekk yëpp ak président conseil départemental ñëpp ay nekk si ginnaawam même premier adjoint au maire bi sax
dafa ñëw rangé aussi ginnaaw ki nga xamante ne mooy Souleymane Ndiaye c'est vrai que am na ay adversaire muy maire bi le maire sortant moom nee na day demal boppam nekk candidat am na aussi ñi nga xamante ne mooy Pastef ñu ngi fa muy Albino Ndiki nekk professeur université am na aussi ki nga xamante ne mooy Olivier Boucal nekk aussi kenn ndaw boo xamante ne aussi mu ngi fa ñëpp a xam ko fa moom aussi mu am fa doole c'est vrai que Souleymane am na njàppale lépp li nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar ci biir commune bu Goudomp ak ci biir département bi loolu aussi force la si moom parce que aussi mën nañ ne sax gaa yi ñooñu dañ ko jëli dañ ne kaay nekkal ñu maire parce que ñu bëri dañoo yaakaar ne day nekk candidat ci Ziguinchor ñëpp xam nañ ne nu mel parce que aussi moom aussi liggéeyoon na fi lu bëri bi nga xamante ne mënoon a tax mu nekk candidat fii d'ailleurs sax bi mu nekkee candidat ci bi mu déclaré candidature am ci lendemain bi ci Ziguinchor partisans yi nekk fii dañoo def point de presse di ko ñaawlu naan ñoom li ñu liggéey yëpp dañoo bëggoon Souleymane nekk candidat ci Ziguinchor mais après nag si ginnaaw si la ñëw mu def benn mobilisation bu ci samedi bi def ko ci centre culturel ba militant yëpp ñëw mu xamal leen ne nag moom dem na Goudomp waaye ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom nañu jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar parce que moom mu ngi si biir coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk benn jàppale bu rëy bi nga xamante ne coalition bi ñu ngi ko doon xaar parce que aussi gis nañ ne ñu bëri dañoo dem ci ki nga xamante ne mooy UCS Mbooloo ki nga xamante ne maire Balde moo ko jiite muy ay ñoom Angélique ay ñeneen ñi nga xamante ne ay AFP ñëpp dem foofu ak yenn parti waa PS ak ñi nga xamante ne yenn lieutenant duudukaay yi kon nag loolu taxoon moom mu ñëw nekk njàppale bi nga xamante ne mën nañ ne à part docteur Mendy bi nga xamante ne mooy docteur ki nga xamante ne Dapsa moom lañ gis ki nga xamante ne taxaw na indi mbooloo mu ne jox naa ko waa Benno Bokk Yaakaar nga xam ne fii nag enjeu bi dafa rëy parce que ki nga xamante ne mooy principal figure de l'opposition fii lay milité Ousmane Sonko am aussi ki nga xamante ne mooy maire sortant bi am Benno Bokk Yaakaar kon mën nañ ne ñetti force yooyu ñoom ñoo présenté wu ci Ziguinchor am nañ ne ki nga xamante ne mooy Souleymane am na benn force am bi mu amoon mu ñëw jox ko ki nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar kon nag mën nañ ne diggante yi match dina am si diggante ñetti force yooyu. D'accord. C'est vrai que li nga xamante ne mooy Ousmane Sonko ak Yewwi Askan Wi am nañ fi doole. mais li nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar mën nañ ne amuñu lu ñuy perte. bu amee ku xamante ne am na lu muy perte muy Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko mi nga xamante ne moo gagné woon ci présidentielle bi ba pare fii nekk base am aussi mu nekk principal figure de l'opposition mën nañ ne élection bi mën na nekk déterminant ci carrière am politique. parce que bu ko ñàkkee mën na nekk gàllankoor bu rëy ci avenir am ci politique te élection yi ak ni mu demee nii du yomb parce que gars yi ñu ngi ci terrain bi di liggéey di dugg def quartier par quartier di def porte à porte comme Souleymane ko doon defee moom ak waa nitam ñu doon def semaine bu nekk ñu def ñetti quartier SD2 loolu la doon defoon nañu ay quartier yu bëri bépp ñu defoon na benn rencontre bu mag aussi avant bi ñu def samedi bi defoon nañ benn bu mag ci fi nga xamante ne mooy rond-point garage mooy rond-point Aline Sitoé Diatta Ziguinchor yëpp génn Souleymane génn wax ñëpp yaakaaroon ne boobu day nekk maire Ziguinchor mais boobu décidé gul woon dara mais ginnaaw mu demee nag Assane Ba ñu sant la bu baax gërëm la ci leeral yooyu xam ne àndil ngeen ñu ko ci enjeu yi am foofee ca bët Saalumu réew mi Souleymane fi mu toll nii yow da ngaa jàpp ne Sédhiou daa gongo Goudomp daa gongo ba nga ni da ngay dem Ziguinchor jàppale ji wala da nga ni il faut que nga venir en rescousse à say collègues ak ay compagnons yi xam ne dañoo nekk ca Benno Bokk Yaakaar fële ca Ziguinchor nan nga ko jàppee parce que yaa ngi ci ñaari zone en même temps. déet man si benn zone laa nekk. Goudomp leen ma investir comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Goudomp laay def focus di si liggéey. élection tant que compté wuñ carte yi. kenn du ne gongo. yaakaar neen lool yàlla rek moom mooy fal. moom moo ko wax xawul allahu malikal mulki tuutil mulka man tasha. moom mooy fal ku ko soob. waaye ñun lu ñu gis ak population bi seen détermination ñun leen jox bopp te lu ñu gëm su soobee yàlla incha allah
mooy au soir du 23 janvier dinañ gagner largement à Goudomp. mais soo leen demee def ji ay meeting biir Ziguinchor dafa mel ne den xel daa dal ba ngeen ne non xaaru ñu dem jàppale ji ñoom Benoît Sambou ñoom Saliou Sané dafa mel ne loolu lay gën a nduru ji ndax dafa xeex bi dafa yéen waa Benno Bokk Yaakaar seen enjeu dafa mel ne Ziguinchor la mujj nekk fi mu toll ni ak Ousmane Sonko moo fa ñëw plutôt que Sédhiou ak Goudomp bi mi xam ne yow à t'entendre parler ou bien suñu sukkandikoo ci suñu correspondant ca gox ba li mu wax yéen da ngeen ne fi mu toll nii xeex amul jongante amu fa. ak Goudomp alhamdulilah ñi ngi sant yàlla dina gagner largement. Ziguinchor également ñi ngi jox assurance waa Benno Bokk Yaakaar que dinañ gagner su soobee yàlla. malgré la sortie du maire sortant mi Abdoulaye Baldé loolu du si dara loolu du si dara. ak doole gi mu fa am yëpp moom mi nekk fa maire. loolu te Benoît Sambou seen élection yu njëkkoon yëpp mu daanoon nga fa. loolu du si dara kenn amul doole laa hawla wala quwwata illa billah yàlla rek moo am doole loolu leer na. n'est-ce pas. dañuy jongante man yaakaar naa ne wax na la ko ñëpp jàppoon nañ ne sax suñ doolee si Ziguinchor ñëpp jàppoon nañ ne man damay doon candidat à la mairie de Ziguinchor waaye lii élection gox-goxaan man nu ma organiser ay meeting Ziguinchor noonu laa ko organiser Kaolack organiser ko feneen parce que njiitu parti politique la moo tax d'habitude damay tooñ sama adversaire yi naan leen man du ma leaderu quartier maanaam leaderu Goudomp rek déedéet souvent dañ may naan Souleymane mi ngi woon Ziguinchor tey mi ngi fii tey mi ngi fële mais c'est normal man su ma amee militant bu dëkk Mbadakhoune liggéey ba mu am càkkutee fa ne ma ñu de bëgg neen nga ñëw luñ fi liggéey doy nañu nga ñëw dooleel ñu damay dem ñu meeting Ziguinchor yàlla dogal na ñun nous sommes présents dans tous les quartiers suñu waxantee dëgg du affaire de caaxaan te ñun suñu soutien dañ ko def sans condition président de la république la ñu jàppale ñun nag suñuy jàppale nit duñ joxe bopp rocc ci làmmeñ comme dañuy jàppale président de la république fépp fu nga xam ne investir na fa candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar dinañ la jàppale rawatina nag Ziguinchor nga xam ne Benoît Sambou ak Seydou Sané suñuy xarit leen dañ leen jàppale bu baax a baax mais seen ci côté politique léegi wàññi na quand même parce que ñëpp lañ doon xaar mooy mu nekk soit Abdoulaye Baldé soit Doudou Ka ñoom ñaar la ku nekk tegoon bët ñenn ñi sax en troisième position ni ko Assane Ba waxee dañ doon wax ne peut-être Souleymane mën naa ñëw parce que gis nañu doole goo xam ne moo ngi koy am foofee ca Ziguinchor. non man su ma naroon ñëw du ma nekk troisième position. non dama ni ñett yooyee yéen ñett force yooyee. la ñu gisoon foofu ci Ziguinchor mais Benoît Sambou ak Seydou Sané kenn bàyyiwu leen woon xel parce que politiquement kii di Benoît Sambou ba ñu demee ci élection 2014 dañ ko fa dóor kii di Abdoulaye Baldé da ko daan ci politique moom tamit ba ñuy dem élection présidentielle 2019 Casamance kii di waa Sonko ak waa Pastef ñoom ñoo am ndam. loolu du ziara. élection moom kenn mënul basé wu élection yu weesu ñu bëgg a natt élection yu nga xam ne amagul loolu kenn mënu si basé wu man moment yooyu 2014 da nga ma dégg ni dama doon jàppale Benoît Sambou ak Seydou Sané. dégg ñu la ci woon. déggoo ma si woon donc ñun ku dem samedi Ziguinchor gis nga ñun lu ñu apporté te dinañ continuer di xeex su soobee yàlla incha allah rabi au soir du 23 janvier yooxu dina jub fu ñu ko foogeewul. kon fi mu toll nii yéen seen xel dal na. mais wala teg ngeen lépp loo xam ne war na mën a tax seen xel dal ci Ziguinchor ak ca Goudomp moomee. Goudomp dinañ gagner largement à Ziguinchor incha allahu rabi aussi dinañ gagner su soobee yàlla. d'accord loolu ay kàddu yi Souleymane Ndiaye la nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nekk itam tête de liste Benno Bokk Yaakaar foofee ca Goudomp Souleymane Goudomp en tant que tel parce que loolu moo ñu ëppal solo ndax foofu ngay xëccoo. muy sa goxu bopp projet développement yenn saa yi dañ candidat yi dañoo tàmm di wax ne non dinaa la defal lii dinaa leen defal lee dinaa la tabaxal stade dinaa la wutal hôpital dinaa la wutal yeneen ak yeneen alors que ce sont des projets yoo xam ne nit mënu ko def peut-être ci benn mandat dina soxla ay at yoo xam ne di nga wuti ji financement wuti ji ku defal projet beeg ñoom seen yooyu yëpp de manière factuelle ndaw yi nekk foofee ca Goudomp dañu soxla liggéey su soxla ñu liggéey boo xam ne peut-être ci bureau rek lay nekk mais employabilité ku ko wax da ngay wax secteur bu mënti ne te agriculture am na doole loolu Goudomp pêche itam am na fa doole nan ngeen nar a taxawoo ndaw yi nekk ci gox boobu ak tamit jigéen ñi ba ñu mën a gis seen bopp ci lii ci local yi xam ne moom la ñu dëgmal. loolu loo wax noonu lu am solo la ñun suñ programme de développement local ñu ngi ko axé si juróom benn point
yi nga xam ne wàllum éducation et formation dafa am solo parce que c'est l'éducation qui fait l'homme. Vous avez compris. Depuis xale yi tout tànk yi il va falloir que même ñu am lu ñuy wax une bibliothèque municipale. parce que suñu niveau xale yi léegi dafa bees. liiratuñu ñëpp internet téléphone dañuy yor donc loolu dafa am solo ak cantine scolaire ak leneen peut-être mënuñ ko développer fii yëpp. étudiants yi nga xam ne ñi ngi Goudomp fii suñ fi ñëwee dañu sonn yàlla dogal na jamono yi si ginnaaw recevoir na yàggul mais étudiants wu capitale départementale yëpp souvent dañu am fii Dakar logement wala soo demee Thiès ñu am fa logement wala université Assane Seck université nekk rek am nañ fa dalwaay mais Goudomp waay amuñ fenn dalwaay te loolu nag dafa métti moo tax ñun loolu dafa bokk si lu nga xam ne priorité la étudiant wu Goudomp yi su soobee yàlla ñun dinañ leen utal dalwaay fu nga xam ne incha allahu rabi dañu xam ne fii den ko jël pour fu nga xam ne képp ku nga xam ne étudiant Goudomp la rek ñëpp mënuñ leen dalal certes mais dina am pàcc bu nga xam ne ñooñu dinañ xam ne fii leen war a daal su soobee yàlla te loolu dafa important moo koy jël en charge wala Souleymane Ndiaye moo koy jël en charge non parce que ñenn saa yi dañuy wax ay personnes de bonne volonté moom moo koy jël en charge fekk du mairie bi dans tous les cas man su ma doonee maire incha allahu rabi dinaa doon maire su soobee yàlla ñun loolu dañ koy intégrer ci suñu budget ñu jël leen en charge su soobee yàlla loolu c'est clair soo jëlee wàllum santé publique lu am solo la jamono ji nguur gi tabax na hôpital waaye également il va falloir que ñu relever suñu plateau médical parce que am na yenn maladie yu nga xam ne da lay dal Goudomp tu es obligé nga jël nit ki jagadee ko daw yóbbu ko Ziguinchor bien vrai que yoon bi baax na lool wax dëgg yàlla waaye suñ amoon lu nga xam ne lépp fa leen koy defee dina am solo te loolu aussi lu am importance agriculture booy wax ñun suñ projet bu ñu am bu ma lay ne day créer 600 emplois loolu si projet agriculture lépp tëgg neen ko ba pare am nañ ay partenaires maintenant pour ñu mun ko defar il va falloir que ñu am ñu signer benn convention bu nga xam ne intercommunalité entre Kawour ak Djibanaar parce que à Goudomp amatuñ terre yu nga xam ne doy na ba nga xam ne dinañu mun permettre ñu implanter fa yenn usines yi loolu rek lu muy jur si emploi direct laa la wax 600 Goudomp suñu fa jëlee 600 jeunes yaakaar naa ne dina wàññi considérablement chômage bi dina lutter également contre l'émigration clandestine ba pare projet boobu lu muy jur si keesu mairie bi rek mën nañu permettre ñu def levée de fonds suñu defee levée de fonds ñun lu ñu bëgg mooy ñu mettre en place des unités de transformation des produits locaux comme suñ mangue yu nga xam ne yëpp ay nëpp day nëpp yàqu bi ni nga ko waxee itam yenn saa yi ñu koy sànni. vous avez compris non seulement ça ñu mettre en place des unités de transformation de nos produits halieutiques à défaut même d'une unité de transformation de nos produits halieutiques ñu mettre en place une unité de conservation de nos produits halieutiques valeur bi daal nekk loo xam ne day leer. c'est ça parce que souvent suñ pêcheurs yi dañu dem nappi souvent su fekkee ne amuñ fu ñu conserver seeni produits suñ jaayee jarul rek léppay nëb loolu je pense que pertement bu mag la yooyu yëpp ay unités yu nga xam ne la day permettre jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ñu si bëri ñu am emploi te loolu suñu jëlee mairie man maa taxaw Goudomp publiquement ne su soobee yàlla ba suñu jëlee mairie 1 an suñ def résultat majeur su ma ñëwee nag ndaw ñi génn ñu ne ma Souleymane bu fi ñëw jëlee xeer sans len ban candidat moo ko sañ a wax bëriwul su amee bëriwul te loolu dafa am fu leer fu ñu ko teg te incha allahu rabbi noonu lay demee soo jëlee wàllum infrastructure également am na solo te loolu alhamdulilah démb le ministre d'État directeur de cabinet du président de la République am neen temps waxtaan largement président de la République Goudomp dafa bokk ci ay priorité am su soobee yàlla Promoville ak yeneen yooyu yëpp day ñëw am na lu nga xam ne aussi PPDC nga xam ne c'est uniquement pour la Casamance yooyu yëpp ay projets yu nga xam ne mën neen ko kii domaine sport et culture dafa am solo jamono ji Goudomp ñun stade municipal bu baax sax amuñ ko suñu miiru terrain bi sax dafa daanu
daanaka gars yi dañu ket pour mën a def yenn yi. man Souleymane Ndiaye doo am lu nga xam ne da ngay ñëw mën def lépp. ça c'est pas possible am na yu nga xam ne la foog nga doon maire. ñu budgétiser ko. nga mun ko def nga wut ay partenaires ñu mun ko def. Goudomp lu mel ni Goudomp capitale départementale dañu war a am benn stade multifonctionnel boo xam ne di ngeen ko amal seen bopp. waaw kon daal fi mu toll nii Souleymane pour tënk ndax. wàllum salubrité hygiène yeneen ak yeneen yooyu ci biir pour tënk daal fi mu toll nii parce que temps bi xoj nañu. jàpp nga ne yéen Goudomp émergent comme plan Sénégal émergent après 2022 bi élection yi mën nañ koo commencé te gis. dañ koy gis su soobee yàlla dañ koy gis parce que ñun. suñu programme c'est fan leen koy arrimer ak le plan Sénégal émergent forcément. sant ko bu baax gërëm ko Souleymane Ndiaye moo ne woon suñu gan tey ci seen total local moom mi nekk directeur des infrastructures aéroportuaires nekk tête de liste Benno Bokk Yaakaar ca Goudomp moom doon ñu addil ay leeral ci nan la ñu fas yéene yeggee ci local yooyu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atuma 2022 sant leen baax gërëm leen mbokk yi léegi ñu seetaan tout publicité laata ñu egsi ci xibaaru 17h45 yi ànd ci ak Adama Nuska Ba su 21h45 jotee incha allah ngeen amaat ab plateau spécial ak Serigne Modou Mbacké Niang mu war a waxtaanee ci crise migratoire bi xam ne yenn saa yi day dal yenn sénégalais surtout nag ñi fan yi ñi xam ne dañ leen génnee ca Algérie ñu càng ci meddub Niger boobee ci àll ba foofee ci wetu désert ba seen situation nekk ab pox boo xam ne dinañ ko waxtaanee tey ci plateau bile jox leen dig daje ëllëg incha allah beneen invité beneen gox bu ñuy waxtaanee sant leen